waaleykum asalaam Hadj Babacar ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp ndox meeg séddale win weeg jotin wi ñeel askanab Ndakaaru ci wàllu woowu tey ëtt bi gën a kawee ci réew mi ci wàllu yoon Cour suprême dina ci àtte SDE ak groupe bi xeetoo ci France Suez bi SDE àndul ci lanu ko jox ne ndëgër lay ci wàllu séddale mi jëm ci ndox moomee ci yooyu jamono kër gi ñu jagleel aji à la traité Sénégal di IPRES am na njiit lu bees njiit lu fay toggandi di directeur général intérimaire Cheikh Gueye ma fa nekkoon secrétaire général le conseil d'administration bi def filek ñuy daal di def appel à candidature ngir njiit leneen wàllu xibaar bokk na ci ñi dëkkee cité ñax ca diwaanu Ndar ñoom ñooy yëglu daal di manifester démb ndax ndox yi nga xamante ni ñooy yu taw yu bon yoo xamante daal jamono yi dafa daal di nangu seeni dëkkuwaay bu nu sañoon kilifa yi jàpp ci ba wàllu assainissement ñu am ca tan moo waral seeni morceau yu xonq démb soxna Aminata Mbengue Ndiaye mooy léegi secrétaire général bu parti socialiste fi le congrès bay ñëw secrétariat exécutif national parti bi ni dogalee ginnaawam ndaje démb ci technique bi Aliou Ba. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu daal di tàmbale xibaar yi alxamis tey jëpp dogal bu ñuy xaar ci Cour suprême lu jëm ci mbiram ndox meeg séddale gi diggante SDE ak kër gi nga xamante ni mooy kër gi di Suez fekk baax ci réewum France fàttali ni dañu ko daal di jox lu jëm ci wàllu attribution marché séddaleem ndox moome SDE nag boobaak léegi ci wàllu yoon octobre 2018 ak léegi ña nga ca ci wàllu kalaameeg taxawaay ci kanamu yoon fàttali geeg Alaaji Ndate Diop. tey jii di bisub dëgg ci waa sénégalaise des eaux di maanaam SDE ndax tey jii ci alxames yi ci la Cour suprême di joxe ab àtteem jëm ci conflit bi dox diggante SDE ak Suez loolu jëm ci wàllu contrat bi nga xam ni moom lañ jagleel lépp lu jëm ci wàllu séddale ndox mi fii ci Ndakaaru ndax xiroo beeg ŋaayoo bi ci seen diggante day jeex wala dañ koy wéyal ak lu ci manti am dina nekk loo xam ne nii waa SDE ak waa Suez ku nekk yaa ngi koy xaar bu baax a baax ñu fàttali ñi ci ñaar fukki fan ci weeru octobre ci atum 2018 lañu waxoon ni Suez moom moo gañ boobu contrat provisoire jëm ci wàllu séddale ndox mi mu war kon ci diiru fukki at ak juróom jébbal ndox dëkki taax yi ci Ndakaaru ak li ko wër kon SDE daal di ñàkk ci kanamu ku groupe français boobu ci boobu nag ci la xiro ak ŋaayoo bi daal di door février 2019 waa SDE daal di jébbal ab kalaame ñi di waa autorité de régulation des marchés publics di ARMP ngir ñaawlu boobu dogal ARMP mu ci ànd ak ñoom ba tax ñu ni appel d'offre bi dañu koy defaat ñu tëggaat lu ni mel Suez daal di gañewaat ci avril 2019 mu di ab décision boo xam ne ni waa SDE taxul ñu rigal ñoom ñu daal di saisiraat kilifa gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu marché public di waa ARMP ci weeruk mai waaye boobu tamit ñi di waa ARMP daal di gàntal lu ni mel waa SDE yamuñu foofu ni kalaame gi dañ koy yóbbu ci juridiction bi nga xam ni moom moo ëpp doole ci réew mi ci wàlluk yoon ci noonu ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk juin ci la ñu déposé ab référé ci table Cour suprême ngir ñaawlu boobu décision gannaaw bañ ko yëreeg yëraat ko nag tey jii ci alxames ji ci la chambre administrative bu Cour suprême war a joxe ab atem El Hadji Ndate Diop kii di Cheikh Gueye la ñu léegi def njiital IPRES Cheikh Gueye mooy kon directeur général par intérim bu IPRES moo fa nekkoon ba fii secrétaire général bi donte nag li nga xamante ni mooy pal gi tukkee démb ci conseil d'administration bi am na ca pàcc goo xamante ni ñoom dañoo gis ne daal am na lu ko waroon jiitu ni ay préalable laata poste beeg joxin wi laata it ñuy def appel candidature leeral yi Barthélémy Ngom. tàmbali kook dogal bu njëkk bi nga xamante ni tukkee na ci conseil d'administration bu IPRES. jël nañu secrétaire général bi fa nekk naw ko directeur général par intérim néggandiku maanaam directeur néggandiku. beneen dogal baa nekk nii. def appel à candidature sénégalais bu bëgg a nekk candidat nga bind sa kayit daañu commettre benn cabinet publiquement mu woote ku soxla def déposer sa demande bu paree cabinet bi càmbar dossier yi jébbal ñu ko en tant que conseil d'administration ñu xool ki ci gën nommé ko. Lamine Fall bokk ci CNTS bokk it ci conseil d'administration bu IPRES ne ñaari dogal yi tukkee ci conseil d'administration bi mu nees na ni ko jàppee ne saafara waaye nag kuréel gi nga xamante ni moom mooy sàmm intérêt allocataire u IPRES yi giseewu ko noonu ci lu leer
rafetluwul démarche bi nga xamante ni moom moo tukkee ci conseil d'administration bi Mamadou Dia Fall ak ay naataangoom dañoo jàpp ne dañoo waroon a assainir IPRES redressé ko ba noppi nag door a woote ngir candidature poste directeur général bi. dañu bëgg kër gi ñu defaraat ko ñu càmbar ko ak seet ruq-ruqaat yi balaa ñoo def leneen te loolu dañu amoon xalaat dañu waxoon ne dañu bëggoon nit koo xamee ne dina mun a gëstu kër gi defaraat kër gi ba nga xam ne tegu na ci yoon su boobaa nag suñu defee appel à candidature ñu encadré liggéey boobu ba nga xam ne mun nañ ci génne koo xam ne alhamdulilah rabbil alamin dina mun a yore kër gi na mu gën a rafetee kër gi dootuñu ko bàyyi dootuñu ko seetaan ba muy dugg ci ay tolof tolof. lii ya tax ba retraité yi ne ñu ngi xaar équipe bu bees bi ñu fas yéene taxawal ci lu leer IPRES moom boo moytuwul ci fan yi ñu jëm dana bokkaat ci actualité bi niki li xewoon ci bi ñu tàbbee kii di Mamadou Lamine Dieng ci conseil des ministres ne mooy directeur général ba waaye nag page boobu conseil d'administration bu IPRES daal di da ko tourné. jërëjëf Barthélémy RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-benn minute. RFM rajo askan wi. cité ñax ca diwaanu Ndar askan wa ay morso yu xonq la ñu takk démb bi manifester ñaawlu ndoxi taw yi nga xamante ni daf ne juux ca gox ba jural leen i loraange rawatina ci wàllum paju ak wér-gu-yaram reportage foofeek Mouhamad Nabi Silla. ay góor ak i jigéen gàlloo ay morso yu xonq ci cité ñax di jooytu jafe-jafe ndox ak assainissement bu manqué ci bërëb bile. Awa Seck fii mooy cité ñax mais mosul am assainissement si assainissement mooy kër nan nañu mënee dëkk fii cité ñax mën ñu fexe ba am assainissement. ñoom ñi seen kër nekkee ci diggante terrain Guelwaar bi ak cité ñax xam leen ni lu aju ci wàllu yoo weñ ak kaña doon lu leen sonal ci bërëb bile. bu nawet jotee cuuraay liy jaay ci marché bi ñëw kaa jënd dañuy ball sunu douche yi sunu néeg yi man sama saal kese laay toog di fa mën jullee ñii ñëpp dañuy as xale yi feebar nañu biir bu daw hôpital yi bu Saint-Louis waa ci cité ñax fa ëpp ndax ay salte on en a marre nag dañu bëgg ñu jàppale ñu. ñoom nag ñuy woo kilifa yi ngir ñu indi saafara ci jafe-jafe ju ni mel. Ousmane Ndiaye damay woote di ñaan di lancer appel. Mansour Faye ku wax Marème Faye Sall nag wax nga Macky Sall ñu fàttaliku ne cité ñax ci gox yi la bokk ci dëkk bi la bokk fii problème bi ñu am ku dem marché bii voiture ne la du ma dugg voiture kese waxuma sax taxi cité ñax amul kalando cité ñax amul car rapide amuñu dara voiture la ñu am téeméer la ñuy fay te heure bu tawee bu ndox mi ne tepp taxi du fi dugg. ñoom ñuy xamle ni bëgguñu ceeb dëwlin wala beneen xeetu ndimbal lu mooy assainissement bu ñu bëgg ci bërëb bi ndax nag góor ñi jigéen ñi ak ndaw ñi mën a dellu seen sago wérgu yaram saa yu nawet jotee ñuy dund ay jafe-jafe yu tàng ci cité ñax. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. jërëjëf Mohamed ca Sokone moom bànqaasab SUTRAS ba fa fare di kuréel ak syndicat ñi yëngu ci kër docteur ñoom ñoo mer ba fut ndax ñu ne fa nuy opéré ak cooxe naka noonu it fa nuy defee rajo ci wàllu wér-gu-yaram ci centre de santé ba fa dafa daal di kon nag sooxe waral toogaanu ñaxtu bu ñu doon amal di ñaawlu yooyu jafe-jafe boobu centre de santé Aminata Goudiaby. ñoom ñi nag ci lu ëpp ñaar fukki poste de santé yu nekkee ci district bu Sokone lu ñu jógee dañu xëy takk ay brassard rouge banque seen ay loxo ne duñu def dara bokk na nag ci li ñu gën a bëgg ci kilifa yi mooy ñu ubbi leen bloc opératoire ak itam service radiologie bi nekkee ci centre de santé bu Sokone Moustapha Thioub ICP la ci district sanitaire bu Sokone. bloc bi boo gisee ba tey ñuy wax mu ubbi dañ gis ne li ñuy perte ci évacuation ci xaalis day dem presque ci wàllu ñaari millions ci weer bi ñi nga xam ne ñoom la ñuy évacuer aussi gis nañ ne am na si jigéen ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan wala seen doom ñàkk ci seen bakkan ci bi nga xamee ne dañuy dem pour mucc coono yooyu moo tax ñu wax ne nañ ñu dimbale ci bloc bi mu ubbi mais mu fonctionné. jafe-jafe boobu nag buñ sukkandikoo ci médecin chef bu district sanitaire bu Sokone di Ahmad Bouya Ndaw nee na ñoom ñi ngi ci def ay jéego ba fexe nu mu ubbee. centre de santé bi projet moo ko réhabilité te ba léegi dafa gënu réception nun ci condition yi ñu nekkoon tax na ñu ñëw utiliser bâtiment bi ci yi pare woon bloc bi ci la bokkoon rajo bi tamit ci la bokkoon moo war a tax mu am retard bi may wax ak yéen ni def nañu effort yu bari jéego yu bari pour rajo bi mën a ubbi bloc bi mën a ubbi. ñoom ñi nag xëyoon def toogaanu ñaxtu amoon nañ yeneen revendication yu ñu wax bokk na ci bor bi nga xam ni moom la CIMU yoreel bërëbu fajukaay yi nekkee ci district sanitaire bu Sokone Moustapha Thioub. ñu ngi ci fanweeri weer ak ñaar yoo xam ne fayuñu ko maa ngi fàttali ko bi ñu ko doon mujj a xayma ñun booba ñu ngi woon ci année 2018 nekkoon na ci lu war a dem ci 94 millions booba ak léegi nag mën naa jàpp ne loolu doublé na. ci centre de santé bu Sokone nag ñu ni dafa am ay agents communautaires yoo xam ni juróomi weer a ngi nii
jotuñu seen ay salaire ñoom ñi nag ñuy sàkku ci kilifa yi ñu wut ci ay saafara. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata wér-gu-yaram ba tey ak ndajaleem deret gi ca Touba Mbacké ngir centre ngir l'hôpital ba fa Matlaboul Fawzeyni ci kaw waajal ak màggal gi ñu ngi ko duppee boobu doxalin li nga xamante ne mooy concept du sang pour Safar banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni di ci waajal màggal gi ak it lépp loo xamante ni mar de im su mun na fa jóge ci wàllu accident yeneen wala soxla gu teew chef service ba assuré ni jafe-jafe ak rupture du ci am incha allah ñu dem ba Touba ak soxna Marema Diop. ngir jannoo ak bëgg-bëgg yu rëy yi ñuy faral di nemmeeku ci soxla ay poche de sang ci réew mi rawatina bu màggal Touba daal di amee banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni daal di fàggu ci lu ni mel seen ay réserve fi mu toll nii lépp mat na sëkk bu ñu sukkandikoo ci madame Ndiaye moom Mame Fatou Diop mais sax di dàq lépp loo xam ne day jëm ci wàllum ñàkk deret ci seen réserve yooyee. tatu tey bi am naa 200 et quelques poches yoo xam ñu ngi ci frigo yi dese na ma ñetti collecte de sang te loolu xam naa dinaa fa jëlewaat lu mat 300 boo ko testé ba dindi yi nga xamante ni dañu am HBS yi ak sérologie positive yi sànni ko ak yenn poche yu insuffisante yi boole ko ak li fi ne gën ngaa néew moom xam naa ne dina am 450 poches yoo xam ne dina nekk ci banque de sang bi pour ñu bañ a am benn rupture de sang ci màggal bi. ay opération de collecte yu bëri ñu daal di koy amal fii ci Touba banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni di jaarale bëgg ba am ci ay daayra yoo xam ne dañoo taxaw temm ngir dimbali leen boo leen fekkee sax ci terrain bi benn kàddu la ñuy yëkkati du sang pour le safar maanaam mayel deret ngir màggal gile. donc dañuy organiser ay don de sang yu ndaxte Sëñ Touba dafa ne bësam bi lu ko ci waaye mën a dimbalee na ko def ba ñëpp gan yi képp ku ñëw nekk en sécurité nit ñi lekk naan waaye kon xam nga ne kon ndimbal ga ca maye deret la moo tax ñoom it ñu ne kon nag nañuy jaayante ci safar bi di joxe deret bokk na daal ci habitude bi léegi nit ñi wootee safar ñu ciy woote waale maye deret ci biir Touba. ay fan rek des ñu amal màggalub Touba hôpital Matlaboul Fawzeyni daal di fagaru ngir gunge ñi nga xamante ni ñoom ñooy feebar wàllum ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo yor wàllum deret ne noppi nañ ci fépp fu ñu leen soxlaa ñu daal di taxaw temm Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf soxna Marema bëccëgu tey gi àddina jagleel ko wàllum jàngoroy xel ci wàllu woowu nag fii ci Sénégal ASAM association bi ngir taxawu ñu amee jàngoro jooje ca bopp ba Ansoumana Dione nasoon ab dox boo xamante ñu ne Tëngéej la ñu amoon yéene daal di ko fa tàmbale ba ca palais de la République ci Ndakaaru ngir rek président Macky Sall ak nguuram gën a yokk jéego yi ngir taxawu gi jëm ci mbokk yooyu amee jàngoroy xel daal dinañu nag mujj ba dox boobee soppar ñi ko ab càkkutee foofu audience ngir kon président dalal leen sàkku na it ci soxnaam soxna Marième Faye Sall mu gën leen a taxawu ñoom it ci wàllu li nga xamante ni mooy ñooñee am jàngoroy xel ca ñu bañ ñuy taxawaalu ci mbeddi Ndakaaru ak diwaan yeneen ni Sénégal ñu xayma ko ci réew mi ñu ne ci 3 junni ci ñu amee jàngoro ne ay malade kon ASAM taxaw ngir ak taxawu jëmee ci ñoom. ñu wutali penku Sénégal ci Kédougou foofee lu fa bari ci ak lapp ci dex gi nga xamante ne mooy fleuve Gambie àllarba ji rek di démb am na fa soxna tolloon ci fanweer ci at su fa lapp moo waral kon askan wi yëglu leeral yi Ibrahima Jabaxate. askan wi di yeewu fii ci commune bu Kédougou mel na ni seen taqaloo ak dex bi moo leen di indil ay jafe-jafe yu bëri ginnaaw 2 nit ñu jot a lapp ci dex bi ci weer bi ñu weesu ni amaat na tamit benn xale bu jigéen bu am fanweer at ak ñaar bu lapp tey ci suba Ansoumana Sissoko kenn la ki nga xam ne moom fekkee na mbir mi. waa tey si suba si dama dem pour bindi sama doom yi école ma ñëw comme si wet dex ba laa la dëkk alors maa ngi ndëkki 2 xale yi tëb si miir mu ne ma am na kuy ndox di yóbbu benn nit bon ma ne ko kooku ban nit lay doon de façon ma ne ko bon de la façon comme nit la daal balaa bu dee na bañ a dee xaram ma woote waa buur yi pour ñu mun a ñu sauver ko ou bien ñu mun a génne ko loolu noonu la demee quoi. est-ce que lu mel nii day faral di am fi. mu ngi am même yàggul noonu sax benn ay Nigériens ñëw sangu fii ba ndox bi dafa fees woon keneen ki noonu la demee ba faat loolu moom il faut que ñu xool lu ñuy def bu dee interdiction la bu dee leneen la moom mais il fait temps. biñ leen ko yëgalee élément commissariat urbain ak sapeur pompier jot nañ fa dem pour def constat d'usage waaye ba tey recherche yi ñu ngi gën di wéy ci partie Dandemayo bi nga xam ne daal nemmeeku nañu fa ay cas de noyade yu bëri ba tax na sax askan wi di yeewu foofu daal ànd nañu ak tiitange. Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. jërëjëf Ibrahima ab xibaar ci wàllu politique ak jibal dogal ba jibee ca biir parti socialiste démb jëm ci dëggal nekkinu soxna Aminata Mbengue Ndiaye ne secrétaire général bu parti bi fi le congrès beneen bay ñëw ni ko it teg si parti bi waxee ginnaaw ak wuutu kon jëm ci ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng génnoon àddina sulet bi nu génn secrétariat exécutif national parti bi moo ni dogalee démb rafetlu na nit njiital réew meek taxawaay jamono yi ak dogal yi nga xamante ni da bokk na ci luy indi dal ci réew mi bokk na ci yooyu ne misaal njëgal gi ñeel Khalifa Ababacar Sall Ablaye Diop ngir RFM a ngi woon ci dalu parti social
socialiste ci Colobane. première secrétaire adjointe Aminata Mbengue Ndiaye mooy jiite parti socialiste ba ñuy amalaat beneen congrès loolee moo génnee ci réunion bu secrétariat exécutif national Abdoulaye Wilane mooy ki yoroon kàddu gi. faaw ñun ñëpp ni ko kenn ci ñun waxee ñi nekk benn dank benn say wër ànd gunge suñu njiit ajaratu Aminata Mbengue Ndiaye ngir mu wéyal liggéey bi nga xam ne nii moom lañ doon def ak président Ousmane Tanor Dieng ba ñuy yegg ci renouvellement bay congrès du parti socialiste. ci grâce bi ñu may Khalifa Ababacar Sall nii la ko secrétariat exécutif national bu PS daal di gisee. ñu ngi wax ne lépp loo xam ne nii président bi def na ko mu jëm ci wàllu dialogue national ak luy dalal diggante yi rataxal ko ñëpp di nawlante di wegante ñu ngi koy rafetlu ba ci dogal yi nga xam ne moo am sañ-sañu def ko te def na ko gracier ay sénégalais yoo xam ne nii dañoo nekkoon ci loxooy yoon. juróom-benn fukk ak juróom-ñetteelu séance bu secrétariat exécutif national bu parti socialiste nekkoon na ab porox ndoll ngir delloo njukkal ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng nga xam ni dinañ ko jagleel ab bésub fàttaliku. tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane Gueye xibaaru tàggat yaram yi kàddu gi benn la moo di jongante gu nar a dox tey jii ci diggante Sénégal ak Brésil di jongante xarito ñu koy amal ca Singapour match bi nag danañ ko daal di door ci midi jotee ci heure Ndakaaru boogule waxtu 20h mooy daal di jot foofule ca Singapour la leneen li nga xamante ne mën nañ ko dëxëñ ci xibaaru tàggat yaram yi moo di tournoi UFOA bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ca diwaanu Thiès Sénégal qualifié na final dana tase ak ñi nga xamante ñoo di waa Ghana mi nga xamante ne moo di équipe bu jëloon coupe bi ñoom ñaar nag danañ daal di kon bokk tase niki dimanche gi niki démb Sénégal ci wàllu demi-finale dal na am ndam ci diggante ak Mali ñaari bal ci dara bit bu njëkk ba ko dugal moo di Ibrahima Dramé ñaareel ba di ab penalty El Hadj Madické Kane moo ko daal di dugal gannaaw googu lay jongante kii di tàggat équipe bi di Serigne Saliou Dia am na ay kàddu yu mu yëkkati ñu déglu ko ci micro yu Youssou Bodian. match bi ni ñu ko préparé surtout sur le plan mental que ni xale yi surpassé wu xale au fond de leur réserve parce que bu ñu yàggoon ci Mali lay metti parce que dafa joué il y a 3 jours et puis dafa joué match metti ak Serra donc je pense on a misé un petit genre de fraîcheur boobu un peu pour pousser leen au bout et ce qui fait que plus match bi doon dem plus ñoom ñu gën a bàyyi espace boo xoolee à la fin après dañu xawoon a résigné wu tuuti. final bi ngeen war a dajee ak Ghana mi nga xamante ni moom moo ko jëloon nit ñi daaw ban genre match ngeen di xaarale ak psychologiquement tamit ndax di ngeen ci càmbar ndaw yi ndax Sénégal li mu lajj ci ay final 2019 bi bëri na. am na yu mu lajj mais am na yu mu gagné aussi je pense que bii na yàlla na nekk déclic bi nga xam ni peut-être dinañ gagner final donc c'est important mais je pense comme ni nga ko waxee entraîneur moom liggéeyam tam mu yem demi-finale la parce que xale yi parce que boo demee final sa dëkk tu as besoin nga bind sa tour ci histoire football bi et boo xoolee ñoom je pense que am nañ motivation parce que ñoom xam nañ ni ñun lu ñu mën a wax après le travail c'est détermination ce qu'il faut c'est eux. C'est vrai que Ghana c'est une bonne équipe seetaan naa leen démb c'est une équipe qui a un très bon jeu collectif mais on va s'y préparer encore une fois mais comme ni nga li ëpp solo mooy ñoom yàlla may leen seen kattan may leen seen doole sawarloo leen ba li ñu bëgg incha allah ñu am ko. voilà kon bokk mi ngi noonu di kàddu yi nga xam te ni soxna Sode Thiam moo ko daal di tataan si sélectionneur bu équipe bu Sénégal di Serigne Saliou Dia jàppale ni nag match de classement bi danañ ko daal di amal kon bokk niki samedi googule match dina dox ci diggante Guinée ak ñii di waa Cap-Vert ñu daal di ko jeexale ak wàllu basketball ci jigéen ñi ak demi-finale aller coupe du Sénégal niki démb AS Ville de Dakar dal na am ndam ci diggante ak Dakar Université Club 66-62 ñeenti poñ rek daal di dox seen diggante kay tàggat équipe bii di AS Ville de Dakar moom nag la mu xam ne ni moo daal dana def kéem kattanam ngir fexe kon bokk na mu qualifié ci wàllu final donte jàpp nañ sax match retour bi dana metti loolu kooku moo di Malick Gaye ñu déglu ko ci micro Oumar Mbow. alhamdulilah benn mi-temps la rek benn mi-temps bi deuxième mi-temps bi samedi la dinañ ko waajal bu baax jéem a xool nu ñu mën a def pour dem final mais ñu ngi félicité du bu baax félicité joueurs AS Ville de Dakar ndax match bi neexoon na et puis dans le fair play waaye yàlla def na ñu dugg match bi ci bu baax ñu dugg baax ci match bi am avance mais ñoom dellusi nañu ci match bi donc match basket moom ça se joue du début jusqu'à la fin donc nañu jéem a xool nu ñuy contrôler suñu énergie contrôler suñu inspiration bu mën ko def ci 40 minutes. kàddu yi rot moo di bu Moustapha Gaye mi nga xamante moom moo di tàggat AS Ville de Dakar doon itam entraîneur équipe nationale masculine bu basketball Alaaji Assane. jërëjëf Cheikh Tidiane kon xam naa xew-xew bi ci kanam tuuti midi Sénégal Brésil ci kanam incha allah am nga yaakaar mbaa tee leen Neymar. waaw Neymar footballeur la waaye tamit Sénégal am na li nga xam te war na mën a jongante ak équipe bu Brésil. ndax boo xoolee bu njëkk ba xëy na fossé bi amoon na ci diggante ñaari équipe bi diggante Sénégal ak Brésil ci ay jamono waaye boo xoolee léegi ci diggante bi itam Sénégal màgg na ci ba am na ay joueurs yi nga xamante ni jamono gi war nañoo mën a kon bokk jongante ak équipe bu Brésil ndax boo limee Kalidou Koulibaly
Koulibaly. dañuy évoluer ci même championnat yi comme ñooñu boo jëlee Kalidou Koulibaly jël Idrissa Gana Gueye jël ki nga xam ne moo di Sadio Mané rek amuñu benn complexe jeu que kii di Neymar ndax ñoom daanaka saa su ne ñoom ñooy nekk ensemble donc bii nag beneen cadre la moo di équipe nationale te équipe nationale dafa am li nga xam te moom la laaj ci wàllum organisation wàllum logistique ak wàllum mental ndax bu ñu ko xoolee ci fànn googu xëy na équipe Brésil moo jiite Sénégal waaye teewul ba tey man jàpp naa ni que match bi Sénégal am na possibilité pour am ci un bon résultat en tout cas mu di match nul wala peut-être même victoire je sais pas trop mais tey nañ ñaan victoire ndax ñu dugg ci taarix nan ñuy duggee woon ba ñu fi dóoree France ca mondial baax na ci Sénégal dóor na Brésil way wu rafet way lay doon mu ngoog Cheikh jaajëf sëñ Cheikh pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu yegg see génn ci wàllu culture ànd ceeg soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi Ben Chérif Abdou Gningue di ab ndaw di yëngu ci wàllu cinéma moo jël raaya bi ñu déppee prix du meilleur film court international ci ñaareeli édition wu festival tchadien du court métrage Abdou Gningue bokk ci ciné banlieue jël raaya bu gën a mag ci boobee festival ak filmam bi mu déppee Timis ñu déglu lu mu ci xalaat. waaw yaakaar naa ni su ma ko waxul sax ku nekk dina xam ne kontaan na. ku nekk dina xam ne kontaan na ndax bii mooy yoon bu njëkk may participer ci festival bii mooy yoon bu njëkk en tant que réalisateur may réaliser film boo xamante ne ni maa ngi ko bokkoon ak sumay moroomu ñoo xam ne ñu ngi jóge woon Suisse ak tamit ñoo xamante ne nii ñu ngi bokkoon ñu ngi ay étudiants lañ nekk Sénégal tamit donc mu nekk yoon bu njëkk may participer festival mu nekk tamit yoon bu njëkk may remporter prix à travers film boobu noonu donc mbégte la ci man aussi it bi may ñëw doonul woon objectif bi moo doon ñëw ngir gën a xam monde cinéma donc loolu moo nekkoon objectif bi kon lii encouragement la motivation la tamit pour projet yi nga xamante ni ñoo nekk ci kanam. bokkoon na ci invité d'honneur u édition festival bile Joël Karekesi nekk étalon d'or Yenenga atum 2019 bi ak actrice sénégalaise bi di Rokhaya Niang rappeur bi di Paco Briz moom ngi waajal yéeg ci kaw seenu Grand Théâtre ci ab concert bi nga xamante ne war na ko amal niki samedi gi ñu dëgmal ànd ci ak label bi di Jéggi Raay Paco Briz amal na ci benn ndaje ak taskatu xibaar yi ngir waxtaani waxtaayu xew-xew googule ñu déglu ko. waaw ñu ngi koy waajal ci waajal yu neex a neex a neex parce que booy seet concert bi man dama ko dénk sax waa Yoff laa mën a wax parce que ñooy base bi donc ñoom daanaka seen concert la ñooy dalal Sénégal donc Yoff laa jógee donc war a dem Grand Théâtre donc waa Yoff ñoo war a dalal Sénégal événement bi nekkatul sax événement wu local kese donc nekk na événement national ñu ngi leen di réserver plein de surprise incha allah mën nañ ci xaar sama waa label ñi nga xamante ne ñoom laa liggéeyal mooy waa Jéggi Raay donc ñoom dinañ ma assurer première partie bi ci sama deuxième partie dina am invité de marque yu bari yoo xamante ne nii dinañ créer sensation incha allah parce que ñu bëri doon ñu leen foo woon xalaat pour ñu ñëw mais dinañ ñëw incha allah jëmal bés bi. di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar ñeel aada ci RFM.